salaamaaleykum mbooloo ñu ngi leen di nuyu bu baax Ibrahima moo Codou Fall délégation bi nga àndal ñu ngi leen di dalal jàmm di leen tatagal di la ndokkeel ci Sams Prestige Korop dafa am lu leen di fàttali tuuti rek ci Aïdara mii ndax Aïdara jógul ci lu dul lu neex mën naa ne moom mooy suñu góor ndax Aïdara lu muy xëy suba ba jant bi so jigéen ñi ñoo tax caaleeg jaxaaw te pourtant ñi fiy def politique bari nañu moom day def développement boole koog politique mais lu mu am ñun la ko jox Aïdara lekkul dara bàyyi ñu Aïdara bu la neexoon dama ko daan wax chaque jour te dama koy dëkk di wax ndax bari na fi ñoo xam ne ndombal tànk bu ñu am ay photocopie carte d'identité la ñu dajale dem jox ko benn responsable mu jox leen ay financement ñuy dawale 4x4 yow ba léegi amoo 4x4 taxi ngay dugg ba sa Jakarta Aïdara ñu ñoo la teree siiw nit ku baax koo xam rek boole nga ko jigéen ñi caale ak jaxaaw Ibrahima Codou Fall mii koro ba mu la woowee dafa bëgg a liggéey ak yow ñun nga jëkk a contacter yàqoo ci dara li nga bëgg ci arène bii ci loolu mouvement politique bii Aïdara ñu ngi lay ñaanal yaa nga ko jot ci barke Seydina Mohamed. Aline yow tey ku wax ci yow te ku wax ci jaxaaw te waxul ci yow dafa soxor Aline yow nit ku gore nga nit ku tabe nga nit ku bëggul dara nga monsieur Fall mi bañ ko xamee yàggul mais ba mu amee programme université ba danga ne bala maa woo kenn waaw jigéenu jaxaaw ba pare nga def acte bu rafet ñu dem ñu recevoir ñu koroog lañ xam monsieur Fall koroog lañ ko jàpp ndax nit moom bisam rek la am te ko ci teewal bu ko gisee lu tax mu gëm ko da koy gëm monsieur Fall ñun nag jaxaaw ñu ngi nii sama yaay fi nekk waruma wax yenn waxi sax mais liggéey rek la du bëgg ku leen jàppale tamit di nga jàppale ay jàmbaar mën nañ social ku leen jàppale ci social tamit dañ koy jël sa usine bee nag xëy na jànguñu yenn jàng yi de mais bañuñ sax nettoyage ñun waa jaxaaw boo ci jëlee ñu liggéey ci di nga xam ne ay jàmbaar dëgg fa ñëw. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant mënumaa wax nag waaye tey foog ma wax ji nag du gudd ndax ki ko waral tey di mooy Ibrahima Codou Fall ñu am suñu càmmeñ di Alioune Aïdara ku ne xam ne jom rek la fees te ñi toog fii ñëpp nag Alioune yaa leen fi indi gis nga woote jafe na woo ay nit jafe na ABCD nag dafa yomb waaye nit ñi fi nekk tey di yaa leen fi indi te des na yow ci kanam rek ci lu baax ngay dox nit ku baax nga boole dërëm ak million barki démb nga xewle fële ci Prestige keroog laa la wax yoroo dara ci say poos lépp li nga am joxe nga ko te say nit rek nga ko jox yow lekkoo dara bàyyi kenn yow ndawalu guddi nga képp ku yem ci yow rek day defe ne moo la moom yow ñëpp a la bëgg amoon noonu ñun ñi di say jigéen nag di ay artistes seetaanoo ñu ci dara looy def boole nga ñu ci fooy dem di nga ñu yóbbu loo xam di nga ñu ko wax yow heure boo jógee ñu jóg ay responsable lañ de nekk suñu kër ñii yore ay jëkkër ñii yore ay doom ne minuit sax boo ñu ko fëggee Alioune dañuy jóg. Paa Ibrahima Fall dañ lay ñaanal yàlla ndam ca kanam yaa xam li nga bëgg nag yàlla na la ko yàlla defal Aïdara Karara nag borom maam barrière oor yow dañ lay bàyyi ak yàlla sa xol rafet na yow Aïdara yow loo takk loo laal a gën loo laalul barke yonent bi xol laay waxee ak yow te li may wax xam nga ko yow xam nga ni sa maam da lay walla ba mu jeex. dañu bëggoon ñëw nag waxtaan ak yéen tuuti ci ADEVIT ndax day mouvement bu am solo bu nekk Thiès waa Thiès am ci yaakaar suñu directeur Ibrahima Codou Fall taxawal ko bi ñu jiitu ci wax ji ci conseil des ministres décentralisé bi amoon 2014 ci la président Macky Sall ñëw Thiès ni day ubbi usine bi naam am na ñu ko gëmoon am na ñu ko gëmul mais moom day wax ma di boole ak jëf ca la usine ba ubbee ñu commencé usine bi nag am ñaari projet yu mag gouvernement bi taxaw pour régler ko ba ca jiitu di FTT filature et tissage de Thiès projet boobu gouvernement bi finalisé nañ ko ba fi mu toll nii FTT plan d'exécution jeex na léegi li ci des pratiquement mooy ay problème rupture de matière la ñu am pour man ko mën a continuer waat mais mu dolli ci lu am solo ndax dafa dem gis ay machines yu bees yu dernière génération ñu leen di wax ay R20 mu jënd ci ñaar inti ay machines yoo xam ne presque seen prix ëpp benn bu ci nekk ëpp na 600 millions te loolu lépp aussi vraiment pour bëgg waa Thiès deuxième phase du financement bi gouvernement bi war koo àggale muy NSTS parce que boobu mooy tissage bi parce que dañu wax ni filature bi bu àndul ak tissage bi du mën a sori mais heureusement ba ko président Macky Sall xamee ba xam ni loolu mooy bunt bi mu mën a dimbalee waa Thiès taxaw nañ ci ba ñi ngi finaliser projet boobu muy ñaari projet yu am solo yoo xam ni waa Thiès yaakaar nañ ci bu àggee dina jël lu jige junni nit
ñaari projet yooyu daanaka dina jël lu jege junniy nit kon loolu nekk na lu am solo pour régler problème emploi Thiès. mais directeur moo collaborateur am yi mu àndal ma profité ci pour présenter leen Pape Abdoulaye Diène moom mooy suñu chef de production ñu ànd ak collaborateur yi gën a jege monsieur Fall di ko jàppale ci liggéey bi vraiment muy monsieur Latir Fall ak tonton Badou Ndiaye ak Khady Mbengue jigéen ñu man góor ak suñu yaay ak suñu tante yi nga xam ne ñoom ñëpp ñi ngi nekk autour ci usine bi maanaam jege usine bi di jàppale monsieur Fall ci liggéey bi. ñu profité ci en même temps aussi nuyu suñu chef d'équipe yi ñu àndal ak vraiment yeneen membre personnel bi nga xam ni ñoom aussi seetaanuñu monsieur Fall ci dara su bëgguñu xëyee ñu ngi ci pour jàpp ci mu dox. mais li attiré monsieur Fall ak collaborateur am yooyu dañu gis ni maanaam 4 junni ak lu teg demandé nañ bëgg fa liggéey te bi mu xoolee tey fi réalisation yi toll tey exécution bi gouvernement bi préparé bu ñu ko finaliser du mën a jël lu ëpp junni nit mu ni kon tey il faut ñu seet yeneen i pexe parce que lii buñ ci yemee. dinañ dimbali waa Thiès mais réglé wul problème bi ci la xalaat day créer ADEVIT acteur de développement pour le développement de la ville de Thiès mu nekk nag xalaat bu am solo ndax tey dañu gis ni jeunes yi ku leen bëgg a dimbali da nga leen di jàppale pour ñu am liggéey ci biir jàppale boobu bari na ci ñoo xam ne nii am nañu xam-xam am nañu xarala mais xarala googu bu fekkee amuñu moyen financement duñ ko mën a doxal moo tax bi mu ñëwee li mu taxawalee ADEVIT ñu seet nan la ñuy def pour jàppale nit ñi ci ay projet donc entrepreneuriat ndax entrepreneuriat dafa am solo lan mooy projet man lii laa xalaat a def bu ma amee moyen yii laa koy def ci diir bi laa koy def ñett yooyu ku ko dajale rek entrepreneur bi Thiès nag ay entrepreneur dañ fi bari mi ngi ci biir jigéen ñi mi ngi ci biir góor ñi léegi moom bi mu ñëwee mu gis ni kon loolu bu ko defee dina mën a jàppale ñu baree bari parce que fee dañ ci 4 junni yooyu lu mu néew ñetti junni yi dinañ leen mën a jàppale ñu am ay projet liggéey ci. nit ki da ngay dimbali sa morom ni nga ko tere xam nga mënuñu jenn ku nekk Macky Sall xamuma man mi xamul keneen mais li ñu bokk bu ca defee kenn ku nekk yëg sa bopp te ñëpp xam nañu ni mu ngi def ci réew mi demal ci diine demal ci tarixa yi demal ci ñëpp wallahi azim gis nga bu loolu amul loolu du ma taxaw fii di téye micro parce que nag tamit joxuñu ñu lekk joxuñu naan mais nit ki réew mi ki mu koy jox mën nañoo bañ a xam waaye nag bu ñu xoolee la muy def ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp mais ñu jàppale ko ci ndax mbir mi li muy bëgg a ndural kat mooy toppal ma toog lay nurul toppal ma toog rek wax ji bari jeeg kalañ yëpp toppal ma toog lañ bëgg loolu nag ñun ñoo ko dul nangu parce que bu ñu gisee ku ñu defal ñu téye ko. maa ngi nuyu Ibrahima Makodou Fall bu baax a baax Fall mi yàlla faale Wolof Njaay nag dafa ni boo amee sas te yoroo fas da ngay wut loo nas balaa ñu laa xas te ñax ak salade duñu benn ku weddi bi ne garal te ñànkatang fu mu làqatoo di jëw soos ko togg sori waaw ndeysaan soo gisee ma teew fi yàlla xam ne dama am programme u jàmbur bu ma engagé waroon fa dem sànq ba léegi ñu ngi may woo mais jëmm ji damay romb sànq mu woo ma xamal ma ni ma damay am gan fii tey ci kër gi muy jëmm ji toog di kilifa te kilifa yàlla moo koy def nit ku nangu lu yàlla dogal nag doo sonn sa xol du jeex mais ko bañ di nga sonn sa xol di ñeer ñu yóbbu la pépinière sol la marinière loo togg mu daal di ñeer Aline Ibrahima Makodou Fall mi li ñu wax ci moom ci lu baax dafa bari ndax man maa ni woon réew mi ku fi génn tam maquillé woo foo romb kenn du la xool ñun lu tax ma ni Macky Sall maquillé na réew mi ba mu am taar te Macky du xaar day bañ réew mi retard ak plan émergence doo merte di nga am chance ñun ñi ñoo rëy chance ñun ñu jamononteeg moom am président bu jantal mën a mun ko nangoo liggéey waaw xam naa ne nag su ma toppee wax ji neex ji ak tàcc yeeg yooyu du ma fi jóg ndax su ma xasee ba maam dootuma taxaw damaa bëgg balaa yëf yee gën a guddi ndax kii di war a wax ni Alioune Aïdara mi di nit ku baax kii li ni nit ñi wax ci moom lépp dëgg la baax a tax nga am ay laadum am ay bali bu fekkoon da ngaa bon ay mbote ngay yor ak ay xaru pël-pël. asalaamaaleykum waa Jaxaaw asalaamaaleykum waa Thiali asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum waa Sénégal ñuy gërëm bu baax di sant délégation bii fi teew ànd ak l'homme de la différence Ibrahima Makodou Fall tey sama discours dama koy commencer ci lancer un appel ci campagne électorale la ñu nekk mais may ñaan
ñu def ko ci jàmm ak salaam appel à la non-violence ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar suñu dëkkandoo yii lañu am jaxaaw lañu am caali lañu am bu dara xewee fee waa jaxaaw ñooy taxaw bu dara jibee waa caali ngay njëkk a gis kon bu kenn jóge ca àll ba ñëw di ñu boole ñun waa jaxaaw wala waa caali faral nit ci politique bu mu la taxam noonoo ak sa dëkkandoo ndax tey sa saaku ceeb bu jeexee yaa ngay jël sa dëkkandoo ne ko seede ma ñaari pot yu ma sóor waaye doo dem ca kan nga ca leader ba gis ko ndax dina la jafe bàyyi leen ci xel donc jàmm moom moo am solo Ibrahima permettez-moi de me rappeler de mon professeur Mabaro Cissé qui disait, je récite, guerre et paix. Je rêve qu'un jour au bout du mal, monde et paradis soient synonymes, que la paix domine la guerre et la haine, l'inimitié et la guerre soient objet d'apostasie éternelle. Je rêve pour le concert des nations, 1000 Mozart, 1000 Sunjulu égrènent 1000 mélodies universelles, et qu'il faut bientôt ciel, qu'il plaise bien à Dieu, qu'il en soit un jour, honte à l'homme pour toujours, le jour où 1000 visages éplorés s'endormiront à jamais sous les effluves d'hydrogène, et que nul âge ne puisse préserver l'as ni Ève. Mais qui dira l'histoire alors? Qui la dira au compte des veillées? Sombre la nuit sera sombre le jour, et l'Orient et l'Occident, les planètes endeuillées, les étoiles attristées, brilleront seules pour elles seules. Yàlla nañ ci Yàlla musal. Ibrahima dama daan toog naan awma parti politique toog naa ci penc ak sama jigéen ñii ne man awma parti politique sama parti politique mooy jigéen ñii ma àndal 13 groupement yi ma àndal ñooy sama parti politique ku leen jàppale ma jàppale la ku leen dimbali ma dimbali la ku leen dimbaliwul nga dem ba maag ñoom ñuy ànd loolu laa musa wax ndax ba jaxaaw dee jaxaaw ba tey man de gisuma benn changement bu jaxaaw am cadre yi gën a mag jaxaaw lañu dëkk footballeur yi gën a mag jaxaaw lañu dëkk artiste comédien yi gën a mag jaxaaw lañu dëkk Dame Sène ngi nii lim fi wax léegi riime ko teg ko ba mu yegg xam ngeen ni loolu liggéeyum xel la kon nag donc ku bàyyi jaxaaw bàyyi nga lépp ku bàyyi caali bàyyi nga lépp ku bàyyi jigéen ñii teraloo leen bàyyi nga sa loxo parce que ñoom ñoo lay faal ku may bëgg dina ma bëgg ak jigéen ñii ku may bañ dina ma bañ ak jigéen ñii ma dellu si nag ñëw ci jëmm ji fi teew muy Ibrahima Macodou Fall ñëw nga nag ci quartier boo xam ne nii xëy na am nañu la fi xamul mais nag ñëw nga ci quartier bu la jéppiwul ñëw nga tey ci ñi nga war a ñëw ci jigéen ñi nga war a ñëw Ibrahima Macodou Fall ñiy toog tey maternité jaxaaw bii bu taxawee c'est grâce à lui ay caméra ñoo ma tiim xëy na moom dina ko leeral duma ci xuus ndax am na fu mu jaar ak waa maternité jaxaaw defe naa ne association ñoom jéembeng mële bu ñoom Fat Diouf jéembeng infirmière la ca biir hôpital boobu muy maternité jaxaaw bii respecté na doomu aadama te ci social rek lay dox billaahi wallahi tallaahi kon nag man xaw ma kenn koy jàppale dinaa ko jàppale ndax yaa ma jàppale wan nga ma ko et par cette occasion maa ngi lay remercier ca guddi ga ma def Sams Prestige taxawaay ba nga fa am dama ne doomu ndey rek ko am li nga soxla ci NSTS muy usine bi billaahi di nga ko am ndax sa xol a rafet waaye usine boobu bu ubbee comme ni ko Fatou Diouf waxee ak Matisi la dama ne adébit ak financement am duñ leen bàyyi yéen waa jaxaaw
usine boobu man de tant que maa ngi ak Ibrahima ma Codou Fall je sais que ni jaxaaw am na fa wàllam te kii doomu jaxaaw la di ngeen ci xam dara. maa ngi leen di nuyu di gërëm groupement yi ma àndal di leen wax ni maa ngi seen ginnaaw di leen wax ni lu ma waay di may te boolewu ma kaag yéen na ko téye jaxaaw moo ñu ñor Cees moo ñu ñor kuy jàppale jigéenu jaxaaw moo ñu ñor kuy jàppale jigéenu caali moo ñu ñor. dañ ne bu diw baaxee dañ ne ndax mbokk yaa ka wax man dama toog NSTS dend ak sa tànta ca Simaf ba mu ne ma yow yaay kan ma ne ko man jaxaaw laa dëkk mu ne ma Ibrahima mii sama doomu mag la waaye kenn gënu ko ci xeet bi kenn gënu ko ci famille bi soo ko deful woon du ko wax ndax léegi kenn sexalatul nit lem yaa ko def moo tax mu wax ko man nag bu ma jëlee kàddu liggéeyatuma jaboot moo tax nit di jël kàddu ak jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi ci koñ bi di ay xale am doole mën a liggéey am diplôme mën a liggéey ñii am licence ñii am bac ma inscrire leen ci sama ADVIT ñu war a liggéey te amuñu liggéey ma ne leen ñëw leen faal politique développement lay def yow xëccoo dara pour sa bopp ñu mel ni yow am nañu alal am liggéey génn Thiès wuti ko feneen mbaa ñu génn Sénégal waaye yow loo am Thiès nga ko yéene loo am Thiès nga ko def say waa kër a ngi fi say famille a ngi fi yenn woo kenn yóbbu ñépp nga fi ba bon yow ku ànd ak yow ànd ak gor ku la ba gor. di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen ñaan ngeen déglu waxtaan bi ma bugg a def ak yéen tey ñëwuma meeting dama ñëw sama kër pour waxtaan ak yéen dama ñëw jaxaaw bi nga xam ne fi laa juddoo ma bokk ci famille Ndooy sama yaay Ndooy la sant dëkk jaxaaw bi su ngeen xamee Adama Ndooy di rakku Moussa Ndooy famille yu footballeur yu Dame Ndooy ak Ousmane Ndooy ñoo bokk ak sama yaay sama waajur bu jigéen Fatou Kiné Ndooy moom mooy seeni mag mooy magu Moussa Ndooy di magu Adama Ndooy Adama Ndooy ngi ni fii ci jaxaaw man fi laa juddoo kon nag seen mbokk fi taxaw ak kër maam Lamine Sow mu ngoog kon nag tey ñëw ma meeting dama ñëw sama kër ñaareel bi ma ñëw ci suñu kër soxna muy madame Diène Marème kon nag xam nga ne mënuma wax ne damaa ñëw meeting tey ma ñëw ci kër goo xam ne mon plus proche collaborateur muy Abdoulaye Diène dëkk fi collaborateur boo xam ne heure bu ma ko woowee mu wuy si ma heure bu ma buggee mu liggéey si ak man mu def ko amul bëccëg amul guddi mu nangu coono ñeme liggéey mën liggéey macha allah moom moo toog nii ma koy remercier ci engagement am ci société bi di ko remercier engagement am bi mu ànd ak man depuis 1991 bi ma ñëwee pour sauver usine bi nga xam ne dama fekkoon mu dee ma ci profité remercier waale ñi nga xam ne ñoom la àndal boobu ba tey 89 laa leen xam ñu ànd di xeex pour soqali usine bi pour defaraat li nga xam ne dafa yàqu woon ci biir Thiès ñoom laa àndal ba léegi ñuy liggéey bëccëg ak guddi ba pare fekk fi xale yu am jom ñii ñoom Cissé guddi liggéeyloo naa leen ko une nuit entière ñuy liggéey machine yi di defar moo tax su ma déggee yenn waa Thiès yi wax naan foofu defuñu fa dara ma ne ñii dañoo amul respect pour les travailleurs
loolu manque de respect la xeexunu ma travailleur la ñuy manque de respect parce que ay père de famille ay jàmbaar yu mel nii dugg ci machine yi di ko defaraat pour que jeunes yi jëriñoo machine yooyu ñu naan defuñu dara dañuy tappale waaye nag su ngeen gisee loolu dafa am discours boo xam ne Thiès dafa am ñoo xam ne dañ koy yàgg a développé tey dinaa leen wax loo xam ne pour ngeen xam ko jottali ko waa Thiès dafa am ñuy jëfandikoo usine bi ñoo xam ne seen loxo daf ci dugg pour yàq ko ñooñu bëgg na usine bi soqali ko ñooñu nag ñooy wax ci rajo yi ñooñu ñooy wax ci émission yi te musuma ci gis kenn mu ñëw laaj ma lan mooy difficulté usine bi ndax ma jàppale la kon nag koo xam ne masula ñëw seet si ma laaj ma lan mooy jàngoro usine bi pour ñu faj ko ñu jàpp ci même su ñu mënul def dara ñu wax ci ñooñu seen waxu noonu la naan waaw Macky Sall deful dara ci usine bi Macky Sall deful lii yëfu caaxaan rek te nit ñooñu di wax waxu caaxaan dañoo bëri ci dëkk bi parce que nit ku sérieux balaa muy wax ci dara dafay xam lan la d'abord loolu laa xam man balaa ngay wax ci dara da ngay xam lan moo fa nekk nga soog a mën a wax dinaa dellu ci wax ko donc ñun dañoo taxaw Thiès pour defar ko loolu la nu mos a xamee loo ci tànk yooyu la nekk te suñu gisee président Macky Sall am politique boo xam ne kenn du ci ëppale Thiès sama baat ca kaw ku jàng xam luy plan Sénégal émergent xam projet yi mi lal soo nekkee Thiès waa di nga ne alhamdulilah parce que projet yi nit tëral yépp Thiès kenn warula ko ci ëppale waaye nag dañu yàq xel yi moo tax même fonds entrepreneuriat yi ñuy wax dañoo yàq seen xel ba ñu bëri gëmuñu ko te lu am la voté nañu 30 milliards pour les jeunes am ñu nekk fii daan bu leen dem dañ leen di fowee dañ leen di nax qu'est-ce que c'est que ce discours irresponsable simplement parce que tu es opposé au président Macky Sall lu mu taxaw nga ne baaxul lu mu taxaw nga ne baaxul la délégation à l'entrepreneuriat rapide existe fonds yi existe na da Thiès waaye danoo war a toog ne lii kenn waruñu ci ëppale danoo war a defar suñu dossier dem déposer ko ñu financer ko looloo tax ADVIT taxaw ne nag ñun doomu Thiès yi nga xam ne mënuñu leen embaucher ñu may leen la possibilité ñu monter seen projet ñu aider leen à monter le projet maanaam defar seen dossier accompagner leen ba ñu déposer ko suivre leen ko ba seen financement génn su financement génnee aussi lu nu mën ci def ci formation ak accompagnement ADVIT apporter leen loolu moo tax ñu taxawal ADVIT te ni ngeen ma teeroo tey message bu fort ngeen ma envoyé ay jeunes rek ñoo ma teeroo ak seeni t-shirt jeune lan la soxla liggéey walla buntukaay bu mu jëriñoo capacité bi ko yàlla jox savoir faire bi ko yàlla jox man gëm naa ni doomu aadama bu nekk ci kaw suuf am na lu la yàlla may nga mën ci jëriñoo principe boobu la ñuy taxaw jeunes yi fi nekk yépp ku ci am qualification ñu embauché la suñ ko mënee te nag jaxaaw mën naa leen wax tey dinaa leen gestu bu baax ci emploi incha allah dinaa leen gestu bu baax ci emploi yi nga xam ne dinaa ko créer ci usine bi ba pare jàppale leen aussi ci entrepreneuriat bi dossier yi ngeen am pour seeni projet ñu accompagner leen ci wax googu waxoon naa ko Alioune Aïdara dama koy waxaat ci seen kanam ngeen déggal ko seen bopp parce que ñun li ñuy def campagne électorale bi taxul ñu jóg Alioune Aïdara daf nu won boppam ci parrainage yi dafa ñëw seet si ma ne ma man kat dama ànd ak ay groupement lu tolloog 22 groupement yoo xam ne dañu yëngatu ci développement man de bëgg naa ko leen jàppale te ñoom mën nañ la jàppale ci parrainage
maa ngi leen di remercier ci parrainage yooyu ngeen def ci pour parrainer notre candidat le président Macky Sall. bi ñu paree ci parrainage yi mu taxaw ne monsieur Fall dama bëgg ñu fal Macky Sall au premier tour ma ne ko loolu rek laay liggéey loolu ci tànk boobu laa nekk ci jamono jii te bëgg naa ci ànd ak say groupement mu ne ma kon nag il faut nga ñëw foofu ñu waxtaan ñu gën leen mobiliser ñu dugg ci kër yi sensibiliser ñi war a voté ji ñu voter le président Macky Sall mu jàll au premier tour.